mbokk yi maa ngi tënk li ma wax ci nasaraan ñu koy tënk ci olof kàllaama olof di jéggalu ci tardé bi ñu am ñun parce que dañoo ne woon takkusaan mooy 17h dañuy door waxtaan wi yéen ñëpp yéen a ngi toog parce que bëri na ñuy def direct doon xaar may wax sénégalais yi di leen gaaral ni dañoo amoon lu ñu gàllankoor tuuti ndax tey bi ñu toogee ba booru midi ñii nga xam ne ñooy saytu suñu kaaraange dañoo gisoon ni am na benn woto boo xam ne te lépp nag filmé nañ ko heureusement ñaari fan a ngi nii mu taxaw sama wetu kër léeg-léeg ñaari ñi ci nekk génn bu ñu ñëwee taxaw di filmer sama kër di jël ay photo ba tey mu am ñenn ci sama waa kaaraange ñu jàppanteeg ñoom parce que loolu noonu dafa garaaw parce que loolu violation de domicile la violation de la vie privée la te constaté nañ ko te dinañ déposer plainte bañ leen ci gisee la ñu dem araftu leen mu am xëccoo seen diggante ñu ñëw wax ma ko daanaka bi ñu ma ko waxee dama leen ne dem leen ngeen jàppal ma leen parce que Macky Sall xoqatal gi muy xoqatal dafa war a xam ni ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yor na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon moom ak man rek ñoo ci des bët ak bët moo ak man rek bët ak bët wala APR ak Pastef rek bët ak bët léegi ñu gis ñuy ñokkali kon ñu jénk la réew jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñépp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall la ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca bañuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa biir wanag di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu nag lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroristes yi du ñu dugg Sénégal nu ñuy def ba samba boy yi du ñu dogaale nit ñi di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déglu lépp lu nekk ci biir këram di photo di filmer loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi duma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am lu ñu jëflanteeg ñun identifié nañu ñeent ci sama waa sécurité ba defe naa Jibi Gueye Ndiaye bi ci la bokk sama protocole ne ñoom la ñu fas yéene jàpp parce que ñooñu ñoo jël loolu lu garaaw la ci réew mi te dinañu déposer plainte waaye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme ndax it man duma Samba Boy duma sàcckat duma terroriste te duma n'importe qui ci réew mi nag waxuma ko pour rëy rëy waaye su ma doon n'importe qui caméra yëpp duñu fi taxaw tey te saa su ma wootee nii lay mel Macky Sall daf ma war a respecté ma respecté ko su ma respecté wul duma ko respecté ak poste bu ñu ko munti jox man nit danga may respecté ma respecté la kon bi loolu weesoo ñu war a génn ñëw conférence de presse bi ñu dee suñu convoi ne du ñu génn parce que tant que delloo ñu leen mbir moomu mbir ma nag la ne ci biir ba tax ñu tiit du lu tuuti de xam naa warul doon lu tuuti kon fii la suñu démocratie toll il faut ñëpp xam ko terrorisme d'État moo fi nekk te Macky Sall moo ko jiite bu ñu leen loolu nag ba ñëpp xam lu tax ñu tardé may wax suñu mbokk yi ni réew mi presque fukki fan ak juróom a ngi nii ci tey ab wax lëmbe réew mi yéen ñëpp xam ngeen wax ci jarul may dugg ci détails yi muy loo xam ne nag lu war a tiis la ci ñun ñëpp ndax jamono joo xam ne àdduna bi yëpp a ngi am njàqare ci lii nga xam ne mooy li dal àdduna ba tey kenn mënatul tukki kenn mënatul liggéey normalement kenn sañatul génn guddi loolu mu waroon doon lu ñëpp tal tey Sénégalais yi boole kook yeneen ak yeneen yoo xam ne Sénégalais yi jaaxle nañ ci Sénégalais yi lekkatuñu ba suur Sénégalais yi amuñu liggéey Sénégalais yi fajuwuñu
ñu waroon tal leneen moom Macky Sall ñu teg ko ci bopp réew pour mu saafara loolu amul lu muy tal moom dul di def ay complot ci naka laay def ba fexeel sama adversaire politique. loolu gàcce la tey àdduna yépp a ngi ñu tiim di reetaan Afrique yépp a ngi ñu tiim di jee reetaan te dara waralu ko lu dul Macky Sall mi ñu dénk réew mi. lii nag ñun ñëpp daf ñoo war a delloo ci ñu xoolaat suñu bopp mbokki Sénégal yàgg naa ko wax réew du caaxaan a koy defar réew mu la raw rek daf laa ëpp parlu gën laa gëm boppam gën laa gëm réewam waaye gën laa mën a sàmmanteeg ay charte yoo xam ne waa réew mi ko teg ñëpp yem ci. yooyu nag amoon nañ fi ay occasion yu bëree bëri pour di dañ fi parce que lu tel ni état lu toll ni état amul lu muy def lu dul naka laay def pour dajale ay mbir di compléter pour faagaagal ab nit. ça veut dire que amuñu état bi ñu am propriété ab nit la ak clam ku bokkul ak ñoom wala ku ne ànduma ak ñoom bokkoo ci réew mi. occasion yi nag ñu amoon nga xam ne lu mel ni assise nationale defoon na ci liggéey CNRI nga xam ne defoon na ci liggéey ak yooyu ñun ñëpp dañoo war a xam ni yooyu ñu raté moo ñuy topp ba tey jii. ba tax nag di ngeen ma may ma gërëm sénégalais yépp parce que mbir mi bi mu amee bi mu ne kët ne jon sénégalais yépp en tout cas li ëpp Sénégal dañ ne lii gëmuñu ko laata sax man may génn di wax ci dimanche boobu li ëpp ci Sénégal dañu ne lii ñun gëmuñu loolu ñu ngi ciy sant yàlla parce que kóolute la te kóolute googu duñ ko mus a wor ni ma leen ko waxee di ko wax tout le temps ñun sénégalais duñ ñu gën a gore parce que mënoon na daal keneen ñëpp dañ naan bettu ma mais bi ñu nee Ousmane Sonko siif na li ëpp ci sénégalais dañ ne lii gëmuñu ko laata sax may génn man pour wax sama wax ñu ngi leen di gërëm ci loola di gërëm ñi nga xam ne lundi bële le 8 ñëw nañu yendoog man ci kër ga ku mel ni Cheikh Tidiane yi ci la bokk mëq ak ñun grenade lacrymogène yi fekke duma yi fekke bal yi lépp ñu bokk ak ñoom ñu bëri woon nañu ay leader politique ñoom Thierno Bocoum ak keneen ak keneen su ma limee rek juum ñoo xam ne ñoo ko bokk ci bés boobu ñu ngi leen di gërëm suñu partenaires yi nag parce que bi mbir bi amee ba léegi kenn noppalatul su ma naree lim damay juum fii suñu coalition fi nekk waaye am na ñoo xam ne bokkuñu sax coalition waaye liñ ci daj ku mel ni docteur Babacar Diop bi defe naa bi mbir mi ne kët ne jon moo njëkk a àddu ci politique yëpp ci ma gisoon ko ci site internet yi ñooñu ñëpp ñoom mortala ñiy toog fii nit dof kenn ak keneen nelawatuñu lekkatuñu ñooñu ñëpp parce que ku déggul turam rek bu ma ko jàppee waaye xam naa leen ñu ngi leen di gis ñun ñëpp ñoom Dame Mbodj damay tooñ keroog benn waaye ne ko man léegi Ousmane Sonko Mbodj laa tudd ndax Dame Mbodj ak Aïda Mbodj lañ ca daj ak la ca def te defuñu ko pour intérêt bu ñuy ut si man ñenn ñi sax miinantewuñu Dame Mbodj defe naa benn yoon la ñu mus a gisee ñooñu ñëpp lañ ca daj ñu leen ciy gërëm di gërëm waaye di gën a soññ ndawu Sénégal ndax keroog ndaw ji dafa am lu ñu wone lu ñu firndeel mooy naxe bi jeex na te ñoom dégg nañu suñu discours xam nañ luy suñu mbëbët ak suñu yéene ci réew mi ba tax ñu jaral leen liñ leen jaral ñun loolu la ñu wone keroog te keroog dafa am lu tubaab naan un mythe est tombé mooy ndaw ñi wane nañ ni li ñu doon wax ni sénégalais gëmul dara benn sénégalais parewul pour xeex loolu la ndaw ñi wane keroog may wax ndaw ñooñu di ngeen ñu gën a gore suñu bakkan bii la ñu teg ci projet bii nga xam ne moom la ñu bokk ngir définitivement nooteel ak ñi ñu yoree Sénégal nga xam ne lottal na sénégalais jóge fi may gërëm tamit gannaaw ñooñu ñii nga xam ne ñooy samay avocat ndax soobu nañ ci dossier bi te caaxaanuñu ci waaye sonn nañu trop ci ñii suñu ndaw yi nga xam ne moom la ñu jàpp ñu dem di leen topp assister moo xam dig moo xam feneen di fa yendu suba ngoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kilifa diine réew mi bi mbir mi amee léegi li ma jot ci ay woote ak ay délégation yu kilifa diine yi yónnee kilifa diine yépp nag laa wax ak ñaan yi ma yónnee yóbbante ma ko kenn xamul nu mu toll loolu feesal na sama xol trop 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 di leen ci gërëm di leen wax nag ni
bu ngeen gisee ni ñëwuma pour dugal leen ci mbir mi ñëwuma ci sàkku ci yéen pour ngeen addu ci dafa fekk dama xam ni ki ma ko sékkal saa su xasee ba yëkkati lu mel nii mooy nu muy def ba fàggaagal ab adversaire am ci politique séddu ci kenn nawu ci kenn ormalu ci kenn te li fi xewoon xewaat fi xam am na fi ndax gis nañ fay dossiers yoo xam ne ay xalif généraux woon nañ ko ñaan ko mu lànk ne du ko def ñun nag orma googu ñu am ci yéen bëgg orma googu ñu bañ koo xotti moo tax ñëwuñu leen ne leen wax leen ci parce que lii bu xasee ba am moom su xasee ba dëgmal lu mel nii lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na lii mënatul wéy askan woowu bu jógee taxaw moom dina dellu gannaaw maa ngi it gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal assemblée nationale te ñu bokk ci kujje politique bi muy groupe démocratie et liberté nga xam ne moo boole PDS ak ñoom Mamadou Lamine Diallo tekkeeg bokk gis-gis ak parti yooyu yëpp wala muy ñi nga xam ne leen ñooy les non inscrits seen taxawaay bi mbir mi taxaw amee ba léegi rafet na ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye it di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocat man muy madame Aïda Mbodj di ko jagleel kii nga xam ne moo waroon toogal groupe démocratie liberté ci ñoom ñaar la woon moom muy benn bi muy Moustapha Guirassy waaye di ko jagleel sama sëriñ sama xarit nga xam ne mu waroon toogal leen non inscrit di Cheikh Bamba Dièye ñett ñi li tax ma jagleel leen ko mooy ñoom seen taxawaay soo seetee weekend bi yépp ñu dem ci média yépp nag bàyyiwuñu dafa ubbi bëtu sénégalais yi bu baax a baax a wax ba ñu gën a xam li ne ci biir ma leen ci élection présidentielle di gërëm it Cheikh am ne bi mbir mi di jolli defe naa bi ku leen ne woon nii lay demee defe naa duñ ci dugg parce que dañ koo togg ba xam ne bàyyiwuñu dara may xam dégg boroom xel moomu ko kon mbokk yi duma sori ci démontrer lan mooy complot bi Sénégal yëpp xam nañ ko ndax boo defee li nga def ba pare dem